ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen ci dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag dañuy wax ci benn sujet boo xamante ni ñu bari jotoon nañu ci sollicité muy wàllu média sénégalais yi particulièrement télévision yi gis ngeen ni fan yi dañu assisté ci benn jàmmarloo benn duel entre ay télévision ci émission yi nga xamante ni ñii mbiru Sénégal la ñuy waxtaanee ak doxalinu réew mi ak yeneen émission yoo xamante ni xëy na amul solo trop pour ñenn ñi mais ay junni doomi aadama dañ koy suivre pour di reetaan wala dindi seen stress mbir yi dem sax ba créer ñaari camp ci biir téléspectateurs yi am ñuy woowe seen bopp team mature am ñeneen ñuy dippee seen bopp team immature mais ñun duñu dugg ci ay jugement parce que comme ni ñu amee habitude di ko wax rek wàllum audiovisuel choix la mais li ñu jublu ci jàngatu tay bi mooy leeral naka la suñuy médias yi rawatina télévision yi yegsee ci bile situation maanaam ñu dem ba tollu benn jamono joo xamante ni wàllum divertissement moo ëpp doole ci programme télévision yi li ñuy dippee mbiru caaxaan muy ëpp audience moom la doomi aadama yi di gën a suivre moo ëpp itam xaalis ba tax na média bu ci nekk yow da ngay obligé topp tendance bi pour mën a exister waaye itam mën a survivre di mën a fay say salaire naka la ñu yegsee ci bile situation parce que bari na ci ay sénégalais yu wax naan man dootuma seetaan télévision ndax lan amatuñu programme alors que bu ñu jëlee support bu ci mel ni télévision bañ koy créer dañ ne 3 fonctions la am ñetti mbir moo ko tax a jóg benn bi mooy di informer maanaam xamal nit ki li mu xamutoon ñaareel bi mooy éduquer maanaam jàngale ak yar dernière fonction bi mooy distraire maanaam nit ki mën koo seetaan di féexal xolom télévision ñetti yii moo ko tax a jóg te benn warta dem bàyyi moromam léegi bi ñu xoolee tey suñu télévision yi est-ce que ñoo ngi remplir 3 fonctions yi est-ce que ñoo ngi jox sénégalais yi xibaar yam solo di leen yee ci àdduna ñoo ngi yar yaakaar naa ni bu ñu waxalee yàlla kese benn fonction la ñu xam ni média yëpp respecté nañ ko mooy wàllum divertissement mbiru caaxaan loolu sénégalais yëpp dañ ci ànd déggoo mais lan moo waral loolu lu tax ñu dem ba la majorité des télévisions sénégalaises mbiru caaxaan yi dem ba ëpp doole ba suul li nga xamante ni moo taxoon jug dëgg-dëgg télévision muy xabaar yeete boole ci itam di jàngale ak yar lu tax loolu disparaître ci suñu télévision yi ci la ñuy ñëw ndax ku ne def ci am part de responsabilité patron de presse yi am nañ ci part de responsabilité parce que ñoom ay businessman lañ xaalis la ñu gën a jiital programme bi donte ñàkk na solo mais tant que mi ngi apporter xaalis bu bëree bëri baax na ñun sénégalais itam am nañ ci part de responsabilité muy ñun ñii di wax ak yéen ak keneen parce que ñu bari ci ñun bëgguñu programme yu am solo léegi ñor télé yi ñoom dañoo dem ba comprendre loolu noonu xam ni sénégalais yi yooyu moo leen ñor moo leen intéressé su ko defee nag ñoom ñu leen di jox li ñu bëgg daan ci ñëw ak quelques exemples état bi aussi am nañ ci part de responsabilité parce que dafi teg benn kuréel bi war a ceetu télévision yi ni ñuy doxee muy CNRA ñu daal di gis ni CNRA boobu itam taxawaay bi mu waroon am ba télévision yi sàmmoon teg li leen warloo askan wi muy jiital d'abord jàngale ak yar defuñ ko maanaam ñoom CNRA joué wuñ seen rôle comme ni mu waree moo waral tey dérive yi ngeen di gis ci suñu télévision yi te ñu fas yéene leeral fi mbir yi tàmbalee parce que loo gis dafa am lu ko waral léegi ni ñu njëkk a def mooy dégtal leen benn extrait bu gàtt maanaam télévision wu démb ni meloon donte benn chaîne moo fi nekkoon muy RTS ngeen suivre évolution bi xam fan la ñu yegg si tey donc nañu suivre évolution chronologique bi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au stade Léopold Sédar Senghor où il y a une énorme ambiance ce soir parce que c'est la première demi-finale de Génie en herbe série nationale avec le Prytanée militaire habitué à cette compétition. Guendao, bonsoir. Bonsoir. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi dellu si di leen jottali xibaar yi. ba nga xamee ni mbokk yi ubbi noonu pare. mbir mi coow li ko indi ñii dund ni mbiru diine la ñii ni du mbiru diine. waaw ñu déglu la ci. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin. Ablaye Wade bi ngeen gëm la Macky Sall duma Macky Sall du seen morom yi. Ablaye du sa morom booy wax ñu duma. yow da nga ñàkk fay.
yow lépp taata dàq. yàlla bu bool bi xooñ. yow déggoo li ma la wax. wala samay wax dama koy lam-lamee léegi. Plateau bi jarul de. Plateau bi jarul. donc naka la ñu yegsee ci bile situation parce que lépp loo gis processus la loo gis am na tàmbali bu ngeen seetloo dañu def benn rétrospective maanaam fàttali télévision démb ni meloon donte benn chaîne kese moo fi nekkoon mais contenu émission yi ak ñi ko doon animé wuti na ak tey ba ci émission divertissement yi ñu doon gis suñu télévision jamono yooyu animateurs yi ko doon doxal dañoo amoon niveau boo jëlee ku ci mel ni Maguette Wade Ambroise Gomis Michael Souma ak ñi ñëw après ñoom mën nañ ci lim ay Fatou Sakho ñoom Francisca Diafouné ay animateurs ak ay animatrices yu correct cultivé wu ñoo doon animé émission divertissement yi nga jël journalistes yi jamono jooju dañ la doon révélo yu ci mel ni ñoom Samba Lobé Dieng Diadji Touré mooy papa yi Birame Touré bi nekk tey des médias bokk na ci l'une des meilleures voix ci histoire du média bu Sénégal mën nañ ci lim itam Bachir Kounta ñoom Soxna Dieng du bari Mamadou Mbaye Diéko maanaam niveau bi dafa kawe woon ba du n'importe qui moo amoon place ci média yi puisque télévision kese la ñuy wax tey moo tax ñu yam ci ñii mais bari nañ boo jëlee par exemple ci rajo ak journaux privés yi ña fa nekkoon itam beneen niveau la woon mën nañ jël exemple ñoom Babacar Touré bi fondé Sud FM ñoom Mamles Camara ndem si yàlla Abdourahmane Camara ñu daan ko wooyee Kamu bari nañu ñu mën a lim te ñu contribuer ci li tax àdduna gépp nawoon média bu Sénégal am fuñ leen tegoon mais fan la problème yi tàmbalee ci loolu la ñu ñëw. fi problème yi tàmbalee mooy bi télévision yi commencé bàyyi te autorité bi leen war a réguler muy CNRA mettrul en place ay mécanismes yu dëgër a dëgër ngir wàllum business bi bañ a ëpp doole li tax a jug télévision dëgg-dëgg mais télévision yi ba ñu commencé bari télé privé yi di yokku dañ leen bàyyi ci benn anarchie mbir yi di màgg ba fi mu ne nii kenn mënatu leen contrôler lu waral loolu parce que ñi créé télévision privée yi ñu ci ëpp ay businessman lañ c'est des hommes d'affaires ay investisseurs lañ yoo xamante nii fépp fu ñu dugal seen xaalis dañuy espérer am ci luñ ci gagner en retour kenn moo ci xawoon démarqué wu tuuti maanaam jiital intérêt réew mi d'abord balaa business di ñëw muy Sidi Lamine Niass te li ko ci fekk ñun ñëpp xam nañ ko mooy annonceurs yu bari dañ ko commencé woon boycotter parce que seeni produits ñoom annonceurs yi ci mbiru caaxaan lañu préféré dugal ko finalement Walf TV dafa dem ba am problème mu finance mbirum koppar ba Sidi Lamine dafa mujjoon sax libéré ay liggéeykat yu baree bari parce que mënatul woon supporter masse salariale bi te xaalis bi nga xamante ni télé bi mi ngi ko doon gagné bariwul léegi yeneen télé yi comme que ñoom business la ñuy def ñu daal di miser trop ci émission divertissement yi maanaam émission yoo xamante ni non seulement annonceurs yi dañuy jënd ay temps d'antenne pour seeni publicité di ci jàll mais aussi dañuy def ay placement de produits waaye itam mu am ay serveurs payants yoo xamante ni téléspectateurs yi dañuy woote mooy numéro yi tàmbalee 88 te nga xam ni plus que doomi aadama yi di woote plus télévision bi di gën a am xaalis léegi émission yooyu noonu la ñuy favoriser te émission yu mel noonu soxlawuñ ci borom bopp yi mën a la wax wala nga vulgaire wala nga doon ancien mannequin maanaam taaru lool présentable ba ku la gis bëgg laa seetaan ñooñu la ñu jël jox leen temps bu bari ci télévision yi te ñooñu boo leen seetloo ngeen leen di suivre boo defee remarque bi mënuñu sax poser une bonne question mënuñu laaj bu baax duñu maîtriser seen sujet parce que formé wuñ leen jànguñ ko lii bokk na ci véritable problème média Sénégal da ngay nekk ci benn secteur doxatul nga ñëw dugg ci média yi wala nga nekk sa métier au lieu que nga concentré wu ci bàyyi ko fa ñëw ci média yi lii moo waral suñu chaîne yi divertir la ñu gën a def ko jàngale ak yar parce que émission yooyu noonu mooy indi xaalis bu baree bari. léegi ak situation bii nii ñi nga xam ni def nañ formation journalistique génn ci ay école am compétence médias yi duñ leen soxla trop parce que boo dee journaliste yow li nga bëgg mooy di produire ay contenu yu jariñ wala présenter journal wala di animer émission boo xamante nii sénégalais bu ko dégg am nu mu ci jàng léegi malheureusement nag médias yi soxlawuñu loolu parce que dañ naan journalistes yi émission yi ñuy animer du indi xaalis dañuy préférer donc wut ay présentateurs vedettes pour quelques émissions ak journaux ak ay reporters yoo xamante nii ñooy dem sur le terrain di ko ñàkkante mais reporters yooyu noonu di sonn ñoom la ñuy exploiter amuñu salaire yu baax wala ay stagiaires la ñuy nekk ñoo xam ne balaa ñu leen di recruter dinañ def ay at ci média bi te buñ leen di proposer sax contrat ay 75 000 lay doon 100 000 francs wala li ciy tegu du bari la plupart
mbiru exploitation ci médias yi la gën a bare donte ñu ngi coow yeneen secteur lii moo tax milieu presse bi bëri corruption bañ na ko ba bay organiser conférence de presse wala benn événement da ngay préparer benn budget pour reporter yi nga xamante ni ñi ngi ñëw bu ñuy ñibbi nga jox leen 5000 francs wala benn 10 000 boo ko deful booy organiser waat conférence de presse lu néew ci ay journalistes ñooy ñëw mais teewul am na ci ay journalistes reporters yoo xamante nii pour préserver seen dignité ak bañ ku leen yàpp duñu jël xaalis boobu noonu mais ñu bari dañuy nekk dans l'obligation jël ko parce que amuñu salaire bu baax ñu ci bari ay 100 000 jàpp 200 000 la ñuy fayeku war cee fay location bëgg ci dund di ci fay transport booy liggéey boo amee dignité trop balaa la 15 ci weer wi dootoo yor dërëm moo tax métier journaliste métier ci Sénégal parce que boo amee looy bañ nanguwoo ko la corrompre boole ci bañ a jël ay per jëm doo am xaalis parce que biir média bi ngay liggéeyee animateurs yi la ñu gën a jox cër que journalistes yi. situation bu mel noonu créé woon na problème biir GFM en 2013 donte ñoom ñoo tane média yu baree bari ci wàllum salaire loolu aussi faa nga reconnaître ko ñoom ñooy média boo xamante ni ñoo ëpp li ñuy fay mais en 2013 amoon nañ problème yu nu mel parce que jamono bi nga xamante ni yenn journalistes yaa ngi fayeku 200 000 350 000 jàpp 400 000 journalistes yi fi ëppoon salaire ay 800 000 lañ doon fayeku te mooy doyen yi maanaam ñi nga xam ne def nañ presque 20 ans wala 15 ans ci métier bi wala ñi ñu jëlee ci yeneen média indi leen léegi jamono jooju noonu yenn animateurs ak animatrices yi jamono gi journalistes yi di fayeku ay salaire yu néew amoon na ci ay animateurs ak ay animatrices yoo xamante nii defuñ sax 4 ans ci wàllu média ñoo ngi doon toucher par mois 700 000 jàpp 900 000 francs te seen prime d'habillement bokk ci parce que booy liggéey ci télé dafa am prime boo xamante nii média bi daf la ko war a jox chaque mois pour li ngay sol amoon na sax benn animateur bu mag bu fa doon fayeku 3 500 000 par mois te ay prime bokk ci mais moom sax mënoon nañ comprendre parce que da doon indi ay annonceurs yu bëree bëri kooku salaire am mën nañ ko comprendre mais da nga doon gis ay animatrices wala animateurs yoo xamante nii amuñu expérience su 3 ans yàgguñ ci média di fayeku salaire yoo xamante nii dafa takkul lool alors que ñi gën a compétent jàng am formation considéré wuñ leen loolu moo xew ci média yépp donc pour ñuy poser wu la question lan moo tax média yi di proposer ay émissions yoo xamante ni amul njariñ bàyyi émissions yu baax yi parce que ñi war a animer émissions yu am solo yi moo xam ay journalistes wala ay présentateurs yoo xamante ni am nañ compétence média yi dañoo gis ni ñooñu seeni émission du rapporter xaalis par exemple boo jëlee émission bi gars yi di coow fan yi yëpp muy confrontation émission boobu noonu dafa am ñu jël seeni produits di ko jàllale ci émission bi télé bi di ci gagner xaalis donc est-ce que 2STV en tant que entreprise privée di def wàllu business dafay annuler émission boobu noonu du ko mës a def parce que da koy rapporteel ay bénéfices nga jël itam TFM émission bu ci mel ni seetu bi Temina Poté di ko animé entreprise yu bëree bëri foofu la ñu bëgg seeni produits di jàll en plus émission bi dafa am ay numéro serveur yoo xam ni gars yi lu ñuy gën di woote émission bi di gën a générer xaalis donc est-ce que TFM en tant que télé buy def wàllum business moom itam dafay annuler émission boobu noonu xelam xalaatu ko nga jël Sen TV ak seen émission bi di rendez-vous émission boobu itam annonceurs yu bëree bëri dañuy bëgg ñu fay jàllale seeni produits xaalis boobu fu muy dem ci média bi est-ce que dañuy xëy bés rek annuler boobu émission fasuñu ko yéene donc la faute à qui ñen ñooy responsable yi ci la ñuy ñëw. premier responsable yi ñun ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision yi ci lañ bokk bu ñu waxantee dëgg parce que bu yenn médias yi favoriser émissions yi ñàkk solo yi c'est parce que yooyu la sénégalais yi di gën a suivre parce que entreprise yi aussi ñoom dofuñu balaa ñuy jël seen xaalis di ko dugal ci benn émission di fay publicité dañuy xool lan la émission bi di représenter ci wàllum audience ñaata doomi aadama ñoo koy suivre bu njëkk doon na jafe nga xam loolu noonu mais léegi ak internet ak réseaux sociaux yi puisque télévision yépp seen émission dañ koy diffuser en direct sur YouTube ak Facebook mën nga xam émission sangam ñaata vue lay am bu baree nga dugal sa produit fay télévision bi bu bariwul nga téye sa xaalis kon balaa ñuy wax télévision yi aussi ñun ñuy suivre nañu xool lan lañ bëgg d'abord dañ leen di joxaat beneen exemple ay temps chaque 11h ci suba ñaari télé yi ñuy gën a suivre muy 2STV ak TFM dañ daan teg ay émissions yoo xamante ni yeete ak waxtaanee mbiru réew mi moo ko tax a jóg benn bi di kër gi beneen bi di wareef ñaari émissions yi ñoo doon dawandoo même heure ñu doon ci jàllale parfois ay messages yu am solo ñu dem ba ci biir 2STV changé heure émission boobu noonu indi fa beneen émission boo xamante ni fecc ak woy la ñuy def biñ ko defee ba noppi saa yu 11h jotee muy ëpp ay vues émission wareef bi daw TFM léegi ñoom waa TFM ba ñu demee ba seetlu loolu noonu
ñoom itam ñu changé heure émission wareef daal di koy yóbbu heure sieste daal di indi émission bi naan Yeewu Leen Plus muy mbiru fecc ak woy kon li ñu war a comprendre mooy média yi benn instant defuñ lu dul topp bëgg-bëgg askan wi tey par exemple boo jëlee ku ci mel ni Pawlish mais waa ji lu ko waay wax tooñ ko ndax moom dès le début ba muy tàmbali la ne waxuma ak doomi aadama yi man rabu àll yi laay waxal mala yi. man Pawlish bëgguma nit ñi mala yi laa bëgg man tey su ma wootoon mala yëpp ay ñëw te damay woote grand théâtre boo xam ne xar yi ñooy ñëw nit ku ñëw bu la xaj bu la màttee yaa xam bu la xaji màttee yaa xam bu la jaani màttee woowuma kenn lu dul mala yi laa tëggal pour en cas ñu naan Pawlish amul ay nit woowuma nit ñi de ku fa seetaane ba ñëw nag sa bopp la woowuma leen lijjantuma ne sama nekkul ci ñoom ku fa ñëw yàlla boo ko fekkee yàlla nga dugg ci biir gaañu ku ñëw sama grand théâtre yàlla nga ñëw ci diggante bi jënd biir gaañu dee woowuma benn nit mala yi laa woo. kon kii képp ku ko fekk muy def émission nga koy saaga wax dëgg fa yàlla da nga koy tooñ ndax moom nee na waxut ak nit yi mala yeeg dof yi lay waxal léegi média yi nag ñoom xam nañ ni waxi dof mooy fay ci réew ñuy continuer di produire ay émission dof donte nag du seen rôle ndax rôlu média mooy fekk askan wuy nelaw réer ñàkk repère nga bombarder leen ak ay contenu yu am solo ba ñu xippi seen i bët yeewu xam liy xew ci àdduna bi parce que comme niñ ko waxee ci njëlbéenu vidéo bi rek première fonction télévision mooy xabaar yeete ak yar divertissement soog a ñëw mais boo xoolee tey suñu télévision yi li gën a am solo la ñuy relégué au second plan parce que xaalis la ñu jiital d'abord ñu daal di mettre l'accent ci divertir askan wi. léegi nag lan moo ci responsabilité état yaakaar naa ni junj nañ ko muy kuréel gi nga xamante ni mooy CNRA joué lu rôle bi nga xamante ni moo ko tax a jóg dëgg-dëgg. parce que bu leen fàtte ni ka jiite kuréel gi caytu télévision yi muy Babacar Diagne président moo koy nommé pour lan ay intérêt politique ndax moom Babacar Diagne pour ñi ko xamul dafa retraité bu yàgg-yàgg dafa waroon dem toog noppalu bu ñu soxla expérience am ñu daal di koy dem consulter mu joxe xalaatam mais Macky Sall daf ko dem jëli pour ay intérêt purement politique maanaam télévision bu fiy teg ay programme yoo xamante ni mën naa faagaagal nguuram ñu arrêté la. yéen ngi fàttaliku période couvre-feu bi jeunes yi commencé manifester wu parce que sonn nañ ci tëj bi leen di tëj tamul benn njariñ Sen TV daal di teg manifestation yi Babacar Diagne daf leen ne ñu arrêté diffuser manifestation yi wala ñu tëj télé bi alors que temps Abdoulaye Wade moo gënoon métti fuuf te télévision yëpp ko doon teg kon kuréel gi ci wàllu boppam daf fi nekk pour protéger Macky Sall pour noot média yi ba du ñu def seen liggéey comme ni mu waree li ñu war a xam mooy télévision yi continuer di diffuser ay émissions yoo xamante ni amul benn njëriñ moo leen sax gënal parce que plus que askan wi dëkk di seetaan ay fecce ko woy ay séries yu amul benn sens ak seetaan waxi dof plus askan woowee di seetaan loolu noonu di gën a nelaw di gën a réer ak ñàkk repère bu ngeen seetloo tendance bi xew fan yëpp ci réseaux sociaux yi mooy képp ku mature maanaam muus yeewu di gëstu ak a jàllalay message yu am solo yow dañ lay diaboliser dañ lay sax ñaawal ci sa yeewu bi nga yeewu ñan ñoo am kàddu léegi mooy ñi dippee seen bopp immature léegi nekk une personne immature maanaam ñàkk a yeewu ak waxi dof ndam la ci biir réew mi dañ koy sax bàkkoo maanaam dañu nekk di promouvoir médiocrité ci période boo xamante nii ñoo ngi jaay suñu alal suñu données personnelles jaay nañ ko Union européenne vie privée dootul am góor jigéen ak franc-maçon yi ñoo ngi teg seeni jéego ci biir réew mi nouvel ordre mondial baa ngi teg ay tànk yu am solo ñun ñuy nelaw rek suñu média yu topp tendance bi dañuy réeral ba ñu fàtte l'essentiel moo tax yàlla nañu yàlla sàmm dimbali ñi nga xamante nii ils n'ont rien compris dinañ mës a comprendre nag mais bés bu ñuy comprendre yàlla bu mu fekk c'est trop tard kon jàngat tay bi loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngeen jëf